ca Dagg Jaxate loolu ma nga ca commune bu Ngathie Naoudé waxtu wi jot na mbokk yi bisimila ci xibaar yi ci wolof. gën a fees ci xibaar yi bokk na ci lu takku ci ay lal hôpital ak ay jumtukaay wàllu wér-gu-yaram yoo xamee ni fondation Servir le Sénégal moo ko jot bu ko baaxee askan wi ngir nag gën a dooleel li nga xam ni moo jëm ci wàllu xeexu coronavirus bi nga xam ni mi ngi fii ci Sénégal la. accident bu métti moo am ca Dagg Jaxate ca commune bu Ngathie Naoudé daanaka bilan bi diis na lool juróom-ñetti nit ñoo ñàkk seen bakkan lu takku am ci ay gaañu daan ci jokkoo ak suñuy ndaw foofu ca Ngathie Naoudé. xibaar yi itam daañu waxtaan ci li nga xam ne moo di ñaari single yi nga xam ni ñi nga xam ne ñoo di waa ensemble lyrique traditionnel ñoom ñoo ko génnee ndax ñoom it ñu ngi ci biir musique bi di wax ci wàllu dialogue national ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllug wér-gu-yaram ñoom ensemble lyrique traditionnel génne ñaari single yooyu ginnaaw bi nga xamee nag dañu am xar kanam bu bees sunu ganu tey moo di professeur Mboup nag nekk na ki nga xam ne moo jiite RSF nekk itam ki nga xam ne moo gis variant bu bees boobu ci wàllug coronavirus daañ ko dalal ci biir ëttu xibaar yi lay doon mbokk yi di leen nuyu di am mbégte ànd ak yéen ci seen télévision nationale ñi ngi am mbégte it di xam ne yéen ñuy topp ci RTS 1 fii ci réew mi waaye it fépp ci àddina bi xibaar yi maa ngi leen koy wax léegi fondation Servir le Sénégal jot lu takku ci ay jumtukaay bokk na ci ay lalu hôpital ñaari téeméer bokk na ci ay jumtukaay yoo xam ne liñ ci bëgg rek mooy fexe gën a dimbale askan wi ci wàllu wér-gu-yaram xawat na it ci jamonoy coronavirus bokk na ci jumtukaay yooyu itam lu takku ci ay masque ay junni masque loolu nag ñi ngi ko bëgg a jox district sanitaire yi nga xam ne ñoo nekk ci Ziguinchor nekk ci Thiès nekk ci Ndar nekk ci Pikine ak Matam xawatina it fi nga xam ni moo di Ourossogui moom première dame xam ngeen moo jiite fondation boobu di Servir le Sénégal reportage bu Pape Biram Bigué Ndiaye. fondation Servir le Sénégal bu première dame soxna Mariam Sall woniwaat na taxawaayam ci lii di xeex mbas mi jaarale ko si ay jàppandal yu muy baaxee askan wi mu di ay matériel ci wàllum kër docteur ak it lépp lu jëm ci cet ak moytu wàllante gi rawatina si jamono ji nga xamante ni ñaareelu wàggu mbas mi mu ngi sonal askanu Sénégal. dañoo nekk ci période bu xam ni ñun ñëpp xam nañ mbas mi fi nekk muy jàngoro bu xam ni sonal na àdduna bi yëpp la sonal dañuy wax sax xëy na suñu réew yi ñoo tane ñu ni bokk na ci li ko mun aar set. fu ñu toll di raxas suñuy loxo raxas suñuy cër gannaaw loolu aussi muur suñu kanam moo indi masque yi waaye léeg-léeg malgré tout ça dana am ñum daaneel léeg-léeg ñu war leen faj buñ demee ci hôpitaux yi lal mooy problème bi gën a mag ci lii manque ci hôpitaux yi ci contexte boobu nag ci lañ am ñaari partenaires yu xam ni yàlla dafa def ñu jàpp ni xëy na fa ñu toog ak seen situation may na leen ñu am luñ jëlee ci seen bopp joxe ko pour mu dem ci askan wi ci ñu ko soxla ñaar ñooñu le kenn ki mu ngi nii monsieur Tirera mu mayee ci ay lalu hôpital téeméeri lal ak juróom-ñett fukk 180 lal la ñu may fële monsieur Moustapha Thiam bee toog muy kilifa ci groupe bi ñuy wax Auchan ñun ñëpp ñu xam ko mu nekk fa kilifa groupe am boobule moom tam may ñu 13174 bouteilles si lu demee ni lessive yooyu ñuy raxasoo wala ñuy raxasee kër 13174 mooy fukki junni ak ñett ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay bouteilles loolu la groupe Auchan maye jaarale ko ci loxo kenn ci ay kilifaam muy Moustapha Thiam mu toog noonu bagage boobu bi mu ñëwee fekk fondation ci ay stokam amoon na fi matériel moom tam bu xam ne mën na ànd ak yooyu bokk jëmuwaay première dame joxe ndigal ñu génnee ci gel boobule ñeenti téeméeri carton première dame jël na ko ci bagage fondation boole ko ci bagage bi ñu suñuy partenaire may mu boole ci aussi 8000 masques buy juróom-ñetti junni ci ay masque yi nga xam ne moom la ñuy masqué woo pour aar suñu kanam ak suñu bakkan mu boole ci ay gants yuñ mën a sol ci loxo mu bokk ci li mën aar loxo loolu aussi mu boole ci 32 carton muy fanweeri carton ak ñaar loolu mooy li nga xam ni bi
suñu ñaari mbokk yi indee liñ ñu may fondation bi première dame jël na loolu ci bagage fondation bi boole ko ci jox ñu ndigal tey ne nañ leen ko séddale ngeen ñëw fi teewal fi ay bërëbu fajukaay yu xam ni dañ tas ci réew mi. ndimbal gi fondation bi jot daf ko jël tegaat ci loxo askan wi mu jaarale ko nag ci ay kër docteur yi nekk ca Ziguinchor Saint-Louis Thiès Matam Ourossogui ak Pikine. ñu ngi sant madame la première dame parce que duñu wax ni lii mooy guléet fi mu nekk nii dafa xool waxtu bi nga xam ni moom la nit ñi soxla lii di détergent lii di lal pour suñu malade yi moom acte yu mel nii daf ko yàgg posé donc première dame peuple Sénégal bi yëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm vraiment di ko ne gàcce ngalaama. mu di ay kàddu cant ak ngërëm ñi fi teewal kër docteur yooyu le wax seen kontante ci taxawaayu première dame bu Sénégal di soxna Mariam Sall lii lépp bokk ci liy tax ba ñu gën a am taxawaay ci xeexu mbas mi. waaw Pape Birame Piqué Ndiaye doon dellu si ci jumtukaay yooyu nga xam ne fondation Servir le Sénégal da ko bëgg a dimbale waa kër docteur ci biir xeexum li nga xam ni moo di coronavirus. Conseil national développement nutrition ànd ak programme alimentaire mondial PAM li ñu bëgg rek mooy gën a dëgëral taxawaayu réseau secteur privé bi nga xam ne liñ ci jub rek mooy fexe gën a yokk lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ñam yu ñuy lekk ba ferñeent yi gën a bare reportage la bu Ndeye Aïda Dia. doomu aadama li muy lekk lu am solo la ndax mooy tax mu am nutriment yi koy dimbale mu mën a xeex yenn feebar yi loolu nag di lu am solo rawatina ci jamono ji nga xamante ne ni Covid-19 bi la ñu nekk. kon loolu moo waral gouvernement bi lëkkaloo ci ak waa secteur privé ak PAM ngir teg ab conseil national bu yore wàllu woowee. gis nga maam ya ca atam daan nañ gën a feebar xëy na waaye lañ doon lekk moo gënoon a nekk lu nga xam ne mu mucc ayib waaye ñoom la leen doon sonnal doon lekk ga mais ay virus ak yi ay bactéries yoo xam ne mënuñ ci dara la woon ñun nag li ñuy sonal tey mooy la ñuy lekk mooy nekk lor bi ci ñun nga teg ci nag ak yeneen yu ñëw di indi lor nga koy wax ay bactéries nga koy wax ay virus yi nga xam ne moo fi nekk tey ñu boole ñaar mag ñi benn loolu waaye ñun ñaar am na ay mag ñoo xam ne boo demee fekk la ñu toog bu ñu la waxee lu ñuy lekk ñu naan la am naa téeméeri at ca lekk ga la. li ñu bëgg mooy privé bi gën a farataal lu ni mel. lekk dafa nekk loo xam ne lu am solo la waaye fexe mu mucc ayib nag gouvernement rek du ko toppatoo gouvernement daf koy toppatoo ak ñuy wax yeneen acteurs yooyu société civile ci la bokk waaye nag ñi nga xam ne ñooy defar li ñuy lekk te nekk ci secteur privé bi. dañ ci am doole lool am ci wàll li ñu xëyoon di def nag tey jii mooy toog daje ñooñee ñëpp ñu wax ñu luy seen bëgg-bëgg ak luy seen mébét ci liggéey boobu gouvernement bi di liggéey. lii nag lu am solo la ndax seetlu nañ ñiy produire li ñuy lekk ñoom ñoo di problème bi waaye mën nañ itamit doon solution bi tax kon tey ci réunion bi ñu doon amal nga xamante ne ni lu ëpp 78 participants teewee woon nañ ko par Zoom ñi ngi doon xalaat bu baax a baax ana ban plan nañu war a teg ngir fexe ba li nga xamante ne ni askan wi dañ koy lekk mu dëppoo bu baax seen wér-gi-yaram. mu jot ñu war a jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo di waa ministère de la santé ngir xeex fan la ñu toll ci xeexum coronavirus bi xam ngeen ni nag naka tey ji it lu takku ci ay nit am nañu bees li nga xam ne moo di coronavirus fii ci Sénégal leeral yi ak docteur Ousmane Gueye moo di directeur bu SNEIPS service national éducation information pour la santé. ministère bi ñu dënk wérgu yaram askan jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim. ci ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar test yu ñuy def ñetti téeméer ak ñeent ñoo ci positif maanaam téeméer ak ñeent cas contact mooy joto jaxasewu ak ñi amoon doomu jàngoro bi amul benn cas importé ñaar téeméer cas issu de la transmission communautaire mooy nam ñu jot ci doomu jàngoro bi te xamuñu fu ñu ko jëlee ci ñooñu fanweer la ñu nemmee ko ca Kaolack
fukk ak ñaar ca Saint-Louis juróom-ñeent ca Guédiawaye ak Touba juróom-benn ca Tivaouane juróom ca Dakar Plateau Mariste Ouakam ak Thiès ñeent ca Diourbel Fatick Mbour ak Vélingara ñett ca Diofior Fann Résidence Kaffrine Kër Mbaye Fall Linguère Sacré-Cœur 3 ak Yoff ministère bi ñu dénk wér-gu-yaram askan bi mu ngi ñaaxati askan bi ñu sàmmonte ak digle yi ñuy jot a joxe maanaam muy takk masque saa su ne di raxasu ak ndox ak saabu di dandante lu toll mètre suñ diggante. ma yokk docteur Ousmane Gueye mu di directeur bu SNEIPS doon dellu si situation du jour ci wàllu coronavirus professeur Souleymane Mboup ma leen nuyu. maa ngi lay fay. bi ñuy tàmbali sànq maa ngi wax ne mooy sunu ganu tey ci wetu xibaar yi ngoon yi ci seen télévision nationale xam ngeen ni ci suba ak léegi wala démb sax ci ngor ñu ngi waxtaanee li nga xam ni moo di bees variant britannique maanaam xeetu jàngoro bu bees la ci biir jamonoy coronavirus bi loolu nu mu demee. waaw maa ngi nuyoo virus yi ñoom surtout virus yi ñuy wax ARN suñuy multiplier wu li ñuy wax seen matériel génétique bi day changer. changement yooyu nag day indi li ñuy wax ay mutation yooyu nag dina dem ba daf leen di jox ay propriétés yoo xam ni yu bees la léegi nag surtout coronavirus bi dañu seetlu ni depuis mois de septembre daf ci am ñoo xam ni mutation bi daf leen jox ay surtout possibilité ñu gën a law ci xeet yi bi ci jëkkoon feeñ mi ngi feeñ Angleterre depuis mois de septembre la woon boobu biñ ko xoolee suñu xoolee vraiment li ñuy wax génome am gis nañ fa lu mat 17 mutations fukk ak juróom-ñaari mutation fukk ak juróom-ñaar yooyu am na propriété yu bëri mais propriété bi ci gën a gis mooy gaawaayu law bi dafa mel ni muy lawee moo ëpp juróom-ñaar fukki yoon que bii nga xam ni moom lañ xamoon ci janvier di lawe suñ joxee exemple li xew Londres rien que au mois de novembre suñu xooloon nit ñi fa amoon yëpp feebar boobu ñaar fukk ak juróom-ñett yi ñoo amoon boobu buñ tegee weer presque juróom benn fukk ak ñaar ñoo ko amee dafay wane ni muy lawee ni mu gaawe te boobu aussi Angleterre rek lañ ko gisoon mais fi mu nekk gis nañ ko ci juróom-ñaari fukki dëkk te loolu aussi ni muy demee ci dëkk yi dafa gaaw parce que bu dernière annonce bi ñu def le 25 janvier la woon le 19 janvier dañu wax 60 dëkk la laal et bi ñu mujjee def mooy le 25 janvier boobu laal na juróom-ñaari fukki dëkk entre temps juróom-ñaari fukki dëkk laal na leen beneen bi aussi mooy variant boobu nga xam ni moom lañ décrire Afrique du Sud ñu ngi ko décrire ci décembre 2020 bi. moom tam ñu wax Afrique du Sud mbir yi dafa xaw a wàññeeku. non ok Afrique du Sud dafa gën a yokku. et boobu moom presque wóor na ni mutant boobu moo tax mu gën a yokku. li tax mooy bi ñu xoolee bi ñuy commencé mois de septembre bi presque gisuñu woon mutant boobu. léegi 90% nit ñi ko am mutant boobu lañu am gis nga ni muy gaawe fu muy jógee ak ni muy lawe ci Afrique moom ci fu mu toll ci réew yi. waa ci Afrique moom am na réew yu ko am mais OMS pour bañ ñuy joxañ réew yi dafa koy joxe de manière globale donc mais xam nañ ni am na fanweer ak benn dëkk yoo xam ni gis nañ ko foofu am na beneen variant bu ñuy wax brésilien parce que japonais yi ñoom ñoo ko jëkk a gis mais mu ngi jóge ci ku jóge Brésil moo tax ñu tudde ko brésilien boobu actuellement ci semaine bee boobu rek nekk na ci juróom-ñetti dëkk loolu day wane ni importance ni que ñu gis ko Sénégal warul bette parce que mi ngi fépp presque ci àddina Sénégal ko nu mu fi duggee voilà ni ñu ko gisee ci Sénégal mooy dañuy wax li ñuy def pour yombal ko rek séquençage mooy virus yooyu suñ ko gisee ci nit ñi dañ koy gën a xóotal pour xool justement génome boobu ñuy wax
pour xam ndax ban type virus la. alors nag dañ ko jëkk a seet ba ñaari semaine ngi ne li ñu ni woon gisuñu ko mais démb rek bi ñu continuer di ko def lañ ko gis. loolu dafay wane aussi ni mi ngi ci dëkk bi mais pour l'instant ni mu fi nekkee bëreegu fi noonu. looloo tax il faut nga def échantillon yu bëri pour gis ko. mais foofu lañ war a gën a jël suñu mëtuwaay. ndaxte comme ni ma koy waxee gaawaayu wàllaate bi. gis nga dëkk yoo xam ni presque en quelques semaines moom moo fa gën a diffusé wu. dafay njaaxum. waa surtout njaaxum yi mooy nombre de malades yi day yokku. et nombre de malades yi su yokkoo xam nañ ko cas grave yi day yokku xam nañ ni ñàkk bakkan yi tamit dafay yokk. donc lépp luñ doon def rek dañ ko war a gën a yokk luñ doon def rek nañ ko xeeb gën ko yokk. ci wàllu mesure barrière yi. ci wàllu mesure barrière yi ak précaution yëpp ñuy wax parce que kii moom dafa gaaw a wàllaate. et dëkk yëpp malheureusement yi mu dugg loolu lañ fa gis donc loolu dafa war a tax ni benn boobu ñu gis rek war na tax ñu jël précaution bu ñu doon jël nuñ ko gën a mën a yokkee rek mu gën a baax. mbaa daal bu gënee law mënul fexe ba ñu dem ci lu mel ni confinement nit ñi gën a toog seen i kër. certainement su fekkee ni kooku gouvernement bi mooy xool mesure am yi ñun peut-être conseil yi lañ koy jox mais dina demi ba foo xam ni pour jàpp ko xaj na dina laaj yeneen mesure mais loolu gouvernement bi mooy évaluer ñun ñu conseiller ko ñoom ñu jël seen décision mais tout dépend ni muy évoluer pour le moment. yan conseil nga mën a indi nag ci askan wi. mooy même conseil yi mooy vraiment lépp luñ doon def rek nga xam ni ay mesures la pour ñu wax ko nañ ko gën a yokk te dañu gis ni malgré conseil yooyu ba léegi nit ñi dañoo xaw a bàyyeeku te bàyyeeku boobu déjà malgré que virus bi duggagul bu baax moo indi suñu kaay di yokk donc loolu dañ ko gën a yokk ak virus bi ci dugg defe naa ni dafa war a gën a tax ñëpp gën ci jàpp vraiment wax li ñu leen def et à tous les niveaux su fekkee ni nag jar na ko aussi gouvernement bi dina jël xam naa mesures yi ci war mais ñun nag de notre côté li ñuy def mooy dinañ continuer surveillance boobu di wax fan lañ ci tondoog virus boobu. jërëjëf professeur Souleymane Mboup doon sunu gan ci xibaar yi ngoon yi incha allah 20h di nga dellu si ak Oumou Baldé nga ànd ak ñun rek ñu topp journal bi ba ci kanam moom professeur Souleymane Mboup moo jiite IRSF doon waxtaan ak ñun ci variant virus bu bees bi nga xam ni moom la ñu gis fii ci Sénégal di dellu nag di artu nit ñi. ngir nag ñu gën a jël ay matukaay ci wàllug li nga xam ni moo di mesure barrière yooyu gën a fonk kon raxasu ba set waaye it di moytu ndeku bu baax a baax ci wàllu distance te di sol ay masque leneen a ngi ni it lu ñu war a moytu mooy daw bu baax di dal bu baax ndax nag accident bu métti moo am ca Dagga Jaxate loolu ma nga ca commune bu Ngathie Naoudé ci biir département bu Kaolack naka tey ci suba teel la am bilan bi nag diis loolu ndax juróom-ñetti nit ñàkk nañu seen bakkan fukk ak juróom-ñett am nañu ay gaañu mel ni daal ñaari oto ñoom ñoo daje foofule Claire Diop. yeewu bi metti lool lu toll ci juróom-ñetti nit ñàkk seen bakkan juróom-ñaari nag file lañ ko ñàkkee ci saa si ak itam ñi nga xamante ni am nañu ay gaañu yu metti loole mooy bilangu accident bu metti bi nga xamante ni am na diggante Kaolack ak Kaffrine ci village su Dagga Jaxate li ni mel nag nekk lu metti ndax kat minicar bi dafa doon dépassé te si beneen axe bi camion bi mi ngi doon ñëw. minicar bi nag moo doon dépassé te gisandoo nañ ko comme ni ma ko waxee léegi rek am na ligne continue biir dëkk la xëy na dawalin bi su fekkoon woon na respecté nañu ni ñu war a dawale accident bi mënoon naa ñàkk mbaa du méttee nii parce que ligne continue ngi fi tableau limitation de vitesse mi ngi fi biir dëkk la même su ko loolu lépp amuloon biir dëkk la te wax dëgg yàlla juróom-ñett ñaari nit ñàkk nañ seen bakkan ñu leen di ñaanal yàlla mu xarel na àjjana waaye métti na lool juróom-ñaari nit yi ñeenti ñi jigéen lañu ñett yi nekk góor te blessé yi bari lool aussi. mu mel ni excès de vitesse ak non respect code de la route moo indi li ni mel askan bi nag jaaxle lool di woote wàllu. waaw dañ ma accident bi yuuxu yi laa dégg daw egsi fekk nit ñaa ngi fi ñu génnee nit ñi. lu métti accident métti na trop parce que vraiment juróom-ñetti nit wala juróom-ñeenti nit fu ñu génnee àdduna ci accident. fii dafa doon dëkk boo xam ne accident yi bëri nañ fi trop
trop accident yi bëri nañ fi parce que doo natt mukk 2 mois wala 3 mois yoo xam ne amul koo xam ne ñàkk na bakkanam ci tali bi vraiment métti na lool ñu joytu woon ko ci autorités yi ñu defal ñu ay doodaan wala bu fekkee mënuñu def ay doodaan nañ bàyyi gendarme ñuy monter ci tali bi parce que gendarme même bu defu dara même du fait que mu taxaw ci tali bi rek sécurité la ci askan bi. ñoom sax li ñu bëgg nee nañ ay doodaan li ni mel dina leen indil kaaraange waaye dina tax itam ñu mën a wàññi l'accident yi ñi nga xamante ni am nañu ay gaañu nag ñu ngi ci hôpital régional bu Kaolack ñu leen di fàcc am na ab l'enquête nga xamante ni ubbi nañ ko ngir rek xam ana dëgg-dëgg lu indi jéye bi ni mel. di masawu ñi nga xam ne ñoo am ay gaañu di jaale it njabootu ñi nga xam ne ñoom ñoo loru am tiis googule ci li nga xam ne moo di accident bu doy waar boobu nga xam ne moo am ca Ngathie Nawde lii ab communiqué la bu jóge ci CNRA mu di kër googu nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu tasom xibaar fii ci réew mi ñoom nag ñu ngi dellu si di wax ni daal ci biir communiqué boobule ne gis nañu ne ci jamono yi yëpp ci lu mel ni télévision ak rajo yi am na ci lu mel ni ay film ñu dippee série télévisée wala ci yenn plateau muy ay béréb waxtaanukaay ci biir télévision yi lu mel ni daal ay kaddu yu ñaaw di ci jóg di ci jib daal ba ay wax yu dëgër di ci am te loo nga xam ne rafetlu wuñ ko benn yoon ñoom CNRA nag ñu ngi wax loolu àndul benn yoon ak suñu aada suñu cosaan te ñu ngi wax itam ne ñoom daal li ñu bëgg mooy nit ñi jël seen i motukaay xam ne nag rajo yi ak télévision yi du pour loolu te ku nekk daal nga jël say motukaay ngir fexe jox cër sa morom respecté ñi nga xam ne ñoom ñoo di seetaan télévision yi wala di déglu rajo yi ñi nga xam ne ñoo di askan wi ñu ngi dellu it di fàttali ne bëgg daal ñu seetaan la wala bëgg daal ñu déglu la ci sa rajo warul tax nag ngay jéggi di def yenn yi nga xamee ni wala di wax li nga xamee ni loolu teguñ ko benn yoon ci wàllu programme wala lu ñuy wax contenu ngir génn ci wàllu rajo wala télévision bu ci nekk am na ay sart yu ko lal moom CNRA kër googu mi ngi dell di fàttali it ne ay motukaay wax nañu ne teg nañ ko daal ak i daan yoo xam ne mën nañ ko jël dem ba ci télé diffusé maanaam génne ci télévision bi série yu mel noonu wala programme yu mel noonu wala dem itam ba teg ay daan yenn chaîne yi nga xam ni télévision wala rajo la yuy génne programme yu mel noonu nga xam ni dañ ciy boole ay kàddu yu ñaaw wala yu dëgër wala yu ñaxas wala di xaste te àndul benn yoon ak suñu aada ak suñu cosaan assemblée bu CNRA ci turu président bi moo signé bile communiqué bu CNRA. ndox mi nag du yàgg dina gën di walangaan ndax KMS 3 wax nañu daal fii ak ñaari at daanaka liggéey bi dina jeex tàkk ndax bu nekkee ni téeméer la woon ci liggéey bi ñeent fukk ak juróom-ñaar yi moom sotti na démb nag doon nañu def sax test ya ngir xool liggéey bi fi mu toll mais ni rek directeur général bu SONES bi mu yeggee foofu am na ci kontante lool Hamidou Diop. ca usine bu bees bi nekk ca Kër Momar Sarr ndox mi nag mu ngay xel yi ingénieur yaa ngi testé équipement yi muy pompage bi di décantation maanaam bàyyi ndox mi teey filtration ñi filtré ndox mi processus bi nekkul lu yomb waaye usine bi ay xarale yu am solo ñoo fi nekk nag ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci conseil d'administration bu SONES ñëwoon fi tey doon xool liggéey bi seen xel daal di dal bu baax. ñëwoon fii xool liggéey bi gis nañ ne vraiment par rapport ak dernière visite bi ñu fi ñëwoon liggéey bi avancé na bu baax parce que ci téeméer bu nekk en tout cas 97 yi disons 97% yi def nañ ko donc am nañ yaakaar trop que balaa date bi autorité yi fixé balaa date boobu di ñëw ndox dina mën a yegg si Dakar incha allah. date nag bi kilifa yi joxe woon muy 31 mars 2021 daanaka léegi mu ñëw fii ak ñaari weer waaye usine bi liggéey bi téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom-ñaar daanaka jeex na SONES nag mi saytu liggéey bi pour nguuru Sénégal am na ci contenté. nit ñu ngi produire ndox mi ñu ngi togg ndox ndaxte gis ngeen ndox mais defaguñu production mise en service industriel ndaxte pour ñu mën a def lu toll si 6 millions litres ndox waxtu bu nekk kooku moom mooy objectif bi te à partir de deuxième semaine nu février ci lañ koy commencé nag yóbbu ndox mi Dakaru incha allah buñ ko defee fii Dakaru daanaka ñaar téeméer la si kilomètre mais gis ngeen conduite daanaka benn mètre ak genn wàll la nit sax mën na dox si biir wala ngelaw si
donc ñuy soxla ndox bu bari lu toll ci milliards litres ndox ak juróom benn téeméeri junni ci millions yi litres ndox moom la ñuy soxla pour raxas ko. que fii ak ñaari weer bu dee test yi nga xam ne ñoo ngi koy def ci KMS 3 lépp matandi na lu toll ci téeméeri junni mètre cube d'eau daana yokk ci réseau bi par jour. loolu nag laataal liggéey bu am solo ba ñu sumb maanaam defaraat beneen surpresseur ca Maxee daal di jeex ñu daal di dolliwaat yeneen téeméeri junni mètre cube d'eau bés bu ne fii ci Dakar ak gox yi ko wër. ci xibaar yi ba léegi xaaj bu njëkk bu formation bi nga xam ne dañ ko jagleel l'armée bi dippee ko nag système d'information géographique loolu ci wàllu aménagement territoire la ndax nag agence nationale aménagement du territoire moo doon tàggat ay soldats ci loolee nga xam ne mooy fexe ñu xam lépp lu jëm ci wàllu ko xibaar yoo xam ne mooy li ñu wër li ñuy dundee ci jaww ji ba nga xam ne l'armée bi moom it dina ko mën a soxla yenn saa yi ci biir liggéeyam boobule formation nag xaaj bu njëkk bi moo jeex Saliou Seck. toll nañ ci fukki ndaw yu bokk ci armée bi yoo xam ne ni tàggat nañ leen ci diiru fukki fan ak juróom ci métier yi nga xam ne ni daa xarañ trop. formation mu ngi doon tourner autour de la géodésie, topographie, la cartographie, les systèmes d'information territoriale, la télédétection. formation bi à peu près si loolu la gën a tourner te loolu nag mooy li nga xam ne moom la ñuy yore moom la ñuy def pour organiser ay espace te ñun aménageur de territoire li ñuy njëkk a wax kuy aménager li ngay njëkk a def moom mooy sécurité territoire bi ngay njëkk a occupé wu. lii nag daa bokk ci lëkkaloo bi nga xam ne nii dox na ci diggante ANAT ak armée sénégalaise muy loo xam ne nii ñëpp ko rafetlu. formation boobu dafa am solo bu baax a baax ndax dafay permettre ñu renforcer xam-xam bu suñu personnel bi ci domaine technique. ak domaine technologique bi nga xam ni moom moo leen di permettre ñu maîtriser li ñuy wax information géographique te yéen ñëpp umpalewu leen ne maîtrise information géographique pour ñun militaires yi daf ñuy permettre ñu maîtriser beneen affaire boo xam ni ñu ngi koy wax fonction stratégique boobu ñaari élément ñoom ñoo ko formé benn bi mooy connaissance xam-xam beneen bi anticipation. lii nag mooy wane ne lëkkaloo bi am na solo trop. sécurité ni mu demee ñëpp xam nañ ni pour que ñu mën koo maîtriser de manière durable il faut que nit ñi joxante loxo parce que ni mu demee la typologie sécurité dafa laaj ñëpp jàpp ci donc partenariat bi. dafa war a doon partenariat boo xam ne dafa war a inspirer ñeneen ñi. ñi nga xam ne nii ñoom ñooy waa ANAT sax ñoom nar nañoo wéyal li ni mel ñoom sax pare nañ ngir jàppale képp koo xam ne nii soxla na li ni mel. monsieur le président de la république dafa am vision boo xam ne dafa bëgg connaissance bi mu law ci biir réew mi parce que connaissance moom mooy andi développement. connaissance boobu nag bu mu nekk waa ANAT rek am benn connaissance si seen wàllu liggéey ñu denc ko su ko armée soxlaa nañ leen ko jox. su ko urbanisme soxlaa nañ leen ko jox ANAT tamit su soxlaa yeneen connaissance yi mu dem si ñoom noonu la ñuy vulgariser noonu la ñuy diffuser connaissance yi ba développement mu am. ci ndaje bi nag ki nga xam ne ni moom moo jiitee soldats yi nag moom profité na fi ngir visiter liggéey bu am solo bi nga xam ne nii waa ANAT ñu ngi koy def ñoom nag am na ay jumtukaay yu mucc ayib yoo xam ne ni dina tax bañ mën a amal seen liggéey ci anam yu wér. waa agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ ñoom it ñu ngi ci waar wi ndax ñu ngi ànd ak délégation générale bu Québec di woo ndaw yi nag ci wàllum wutum xëy ci biir li ñuy wax les journées Québec ay entretien la maanaam ay waxtaan diisoo ngir weccoo xalaat fexe ba ndaw yi it gis ay liggéey ak i buntu ci entreprise yi nga xam ne ñoo nekk foofu ca Québec. Awa Ndiaye. balaa weeru janvier bii di jeex ci atum 2021 bi délégation générale du Québec ñu ngi def li nga xamante ne ni benn mission pour xëcc ndaw yi ngir ñu am xëy loolu nag ñu ànd ci ak ANPEJ lëkkaloo boobu tax ñu taxawal lii di journée du Québec ndaw yi nga xamante ne ni dañuy wut xëy ak tamit ñi nga xamante ne ni ay entreprise yu fas yéene jox leen xëy te nekk Québec ñoom nag ñoo lëkkaloo
agent wu ANPEJ yi ñoom nag def nañu sélection bu am solo li nga xamante ne nii ñoo di agent de la délégation québécoise ay poste informaticien ak tamit manœuvre def nañ ko fa juróom-ñaari daal entreprise ñoom ñoo taxaw. fan yu néew fekk nañ fi réew mi mu am ay problème yu mag ci affaire immigration clandestine c'est-à-dire immigration boo xam ne ñi dañuy jël bateau yi di dem ñii di lab ñii di dee. donc su nekkee tey am nañu partenaire boo xam ne permettre nañu ñu signé convention ba pare mën a def immigration boo xam ne ay ndaw réew mi dañ fay dem ñu teg leen ci yoon choisir leen de façon bu transparente c'est-à-dire que ña nga xam ne ñoo nekk ñoo leen soxla ñoo leen di xool ci ay diiru jeune nit ñii la ñu soxla parce que li ñu soxla ci nit ñi ci ñii la nekk donc ñu tànn leen ci anam bu gën a leer muy nekk lu bees nag lu bees tax ñu ciy sant yàlla aussi di ñaan aussi xale yi nga xam ne dañ leen di tànn yàlla jàppale leen ñu dem ci jàmm liggéey foofu et puis ñu aussi peut-être dans le futur ñëpp si Sénégal indi ñu seen expérience mu nekk loo xam ne day yokk comme réew mi ak avancement réew mi. entretien yi war a def ngir nag ñu utal leen xëy loolu nag en ligne nañ koy defee ci internet bi ginnaaw bi nga xamante ne ni mbas mi dafa lëmbee àdduna bi ANPEJ nag fas nañu yéene ànd ak ndaw yi ci li nga xamante ne ni moo di xeex immigration clandestine waaye nag recrutement yi daal dinañ ko def daal ci lu leer. ba léegi ci xibaar yi bi ñuy tàmbali maa ngi leen koy wax ensemble lyrique traditionnel bu théâtre national Daniel Sorano xam ngeen ni ñooñu kenn dootu leen présenté ndax ay ndaanaan yu ñu ràññee ci réew mi la ak ci bitim réew yàgg nag yénne ay way ak i tëgg yu ànd ak xaram ak i kora ñu ràññee ko fii ci réew mi ak ci bitim réew bi la yoon nag fa ñu fële modi ci ñaari morceau yu nga xamee ne benn bi ñu ngi ko dippee dialogue national beneen bi éducation à la santé moom nag ensemble lyrique traditionnel dafa mel ni dafa am xar kanam bu bees ndax nag indi nañ ci itam yeneen waykat yu bees reportage la bu Fatma Mbacké ak Ndeye Aïda Dia. yëg-yëg gu mat sëkk ak engagement bi ñu seetlu ci Marie Ngoné Ndione moom dalay jox way bu neex bi nga xamante ni ni dafay yeete. tension ni jabeti de wonyenia suka merane ni laat jofiga tension tey wéré xay do AVC mais ñun bu ñuy composer morceau boo xam ne dañ koy def duo par exemple dañ koy waxtaane léegi bu ñuy ñëwee répétition kuy ñibbi ñun la suba na nga ñu indil benn son léegi suñu indee son yi dañuy toog ku nekk nga woy son bi nga indi ñu déglu yëpp bu ñu dégloo yëpp ba pare ñu waxtaane ko ñu xool ci son yooyu ñu indi ci ban son la nit ñi ñëpp di gën a mën a nekk à l'aise léegi man bi ma indee bii maa indi son bi ñu dégloo yeneen son yi yëpp ñu sentir ne bii ñëpp mën nañ ci woy en l'aise après ñu jël ko ku nekk di ci sentir sa bopp daal. Marie Ngoné nag nekk na ku ñu ràññee ci ensemble lyrique traditionnel bi di dalal ay kanam yu bees Guéréty Badji di kenn ci ñoom. boo nekkee woykat rek yow normalement mélodie bu ñu la war a tëggal rek da nga war a adapté wu donc yomboon na trop comme ni nga ko gisee la directrice li mu wax noonu la demee dañu concerté wu ñu xool ñoom charge yi nga xam ne ñoom lañu fi fekk ñu indil ñu composition mu nekk moom ak Ndeye Fatou ñu ñëw ñun ñu adapté si. bi mooy clip bi nga xamante ne ni génn na mu di nag ñaareelu single bi nga xamante ne ni génn na ci at bi ñu génn ndax ensemble lyrique traditionnel liggéeyam mooy fësal aada ak cosaan yi nekk ci Sénégal yëpp kon xalam kora ak balafon ensemble lyrique traditionnel di làkk ay kàllaama yu bëri. bambara mu ngi ci joola mu ngi ci olof mu ngi ci séeréer mu ngi ci maanaam saraxule mu ngi ci xalpulaar mu ngi ci waaw bu fekkente ne du ethnie yëpp li gën a bëri ci ethnie séeréer yi ci ethnie wu Sénégal mu ngi ci. waaye bu ñu nee démb teewul war nañu xool ak xarala yu bees yi naka nañu yeesalee lii di ensemble lyrique traditionnel ak théâtre national Daniel Sorano. théâtre bi ñi ngi fexe méngale ko ak jamono ci gis-gis ak ci production li nga xam dañ koy woon Sénégalais yi ak Sénégalais yi nga xam ni judd nañu il y a de cela 50 ans ak Sénégalais yi jug il y a 20 ans la ñuy bëgg ak la ñuy xaar ci spectacle du benn yooyu yëpp ñu ngi ciy waxtaan
di fexe di ko organiser pour que incha allah bu reprise bi commencé ñu wane beneen xarkanu kanam bu Sorano moo xam ci gis-gis moo xam aussi si spectacle yi nga xam ne dinañ ko jox Sénégalais yi. promotion bi nag kon ñi ngi koy wéyal single yi nag ñi ngi génn ci jamonoy bi nga xamante ne ni mbas mi lëmbee na àdduna waaye teewul ensemble lyrique traditionnel ñoom dinañ wéyal seen liggéey. lan la ñuy def ba mën a daan feebar yee jëfee ndigal te topp tere docteur yee. mu ngoog suñu aada suñu cosaan topp leen ñaari single ñaari morceau yu bees yooyu yu ensemble lyrique traditionnel théâtre national Daniel Sorano. Guinée Zambie ñoo ñi nga xam ne ñoo mottali tableau quart de finale yu CHAN yi jamono yi ñu koy football fële ca Cameroun mel ni nag ci jamono jooju it Zambie ak Namibie ñoom ñu ngi doon def match nul blanc résumé match yooyu ak Ibrahima Mboup. Guinée qualifié na quart de finale ginnaaw jongante bu metti joueurs yi am lool mbégte waa Tanzanie am nakar wante loolu mooy football. Guinée nag moo njëkk a dugal ci ñeenteelu simili bi la Yakuba Ñaña Bari doore penalty bi dugal ko. Baraka Madjogoro moo égalisé waa Tanzanie but bu rafet dóor bu sori ci biir lucarne bi. ci ñaareelu pàcc bi waa Tanzanie dugalaat beneen but ak Edouard Manyama mbëkk boo xamee ni neexul jàpp. ci jamono boobu Tanzanie moo gënoon a jege dem quart de finale ci simili yu mujj yi la Victor Kantabaduna dugale waa Guinée tembo ak waa Tanzanie foqati li nga xamee ni mooy qualification bi. ci beneen match bi Zambie ak Namibie kenn dugalul sa morom wante Zambie mooy dem quart de finale. Tableau complet de ces quarts de finale qui se joueront. Ngok 20h yeneen i xibaar ci nasaraan lay doon ak Ajaratu Rukiyetu Ba mbokk yi fanaan jàmm.